asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bii di Al Misbah TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye tey ñu lëkkaloo ci ak Tidiane TV bu Imam Kanté di ngeen ci gis incha allahu taala ay waxtaan yu am solo yoo xam ne yéene nañ muy jàll ci chaîne bi ngeen di ko seetaan pour mën a bàyyi xel borom xam-xam boo xam ne mi ngi ci réew mi tey te yàlla ubbi ko ci ñaari wàll yëpp muy ci côté diine muy ci côté jamono dafay baax jullit yi mën di jëriñoo yu mel noonu. loolu moo tax ñu am initiative bi mooy Al Misbah TV lënkaloo ak Tidiane TV bu Imam Kanté tey jii seen émission mi ngi tudd al islam wal haya al islam wal haya nag suñu numéro bu njëkk tey ci bu dee ci wàllu chaîne bi ñu ngi ciy njëkk a dalal Imam Kanté. Imam Kanté defe naa du ku ñuy laajte ñëpp min nañ ko ci ay intervention ci site bu nekk ci Sénégal waaye min nañ ko itam ci télévision bee mu nekkoon muy ITV mais min nañ ko ci ay articles yu bëri yoo xam ne souvent da koy bind pour di participer ci xew-xewi jamono te di ko jéem a jàngat religieusement ba ñu yëg ne ndekente li suñu borom waxoon ne maa farat naa fil kitaab min shay loolu mooy dëgg mooy téere bi lépp ngi ci ku limité wu rek yaa limité sa bopp waaye ku mu xas nekk sa bopp amul leneen lu mën a diisati ci yow kon mbokk yi damay bàyyi sunu gan mu nuyoo ba noppi Imam Kanté Imam Makhtar Kanté ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah al imam Ababacar Sylla sama wëllëre bu mag bi dama am cofeel ci yow particulièrement dëgg la diine moo ko lal loolu dëgg la waaye tamit jikko ok waaw ma gis yooyu mu doy ma ci yow wallaay te loolu nag boo ko gisee ci nit te defoo ko wëllëre kon da amoo xel damaa bëgg bokk ci ñu am xel wallaay ndeysaan tabarakallah macha allah tey suñu diggante yow ni nga ko xamee. yaa nu daan dalal may nga ma dama lay woo téléphone yi waxtaan. ma lay dalal. ok dalal nga ñu ba tey mais heure bu nekk ñëw nga wuy wallaahi ci ay plateau yu am solo. tabarakallah man tamit foofu laa lay féete. lépp loo xam ne rek yaakaar nga ni. war naa ci mën a waxtaan ak yow ci askan bi ci réew mi ci àdduna. boole ci nag jàngat ko ci l'islam dama ci sawar lool. alhamdulilah di ñaan yàlla mu def tawfiq ci chaîne bi Al Misbah TV. ba mu raw njort sax. résultats yi ngeen ci seen lépp lu ñuy mën a collaborer aussi ak sama chaîne Tidiane TV. pare nañ pour def ko incha allah. alhamdulilah di sawar loolu di la dalal. ok jërëjëf ak équipe bu Al Misbah TV ñi nga àndal ñëpp. incha allah di wax ay bismillah yan point nga indi tey pour ñu waxtaan. waaw jërëjëf Imam Kanté comme al islam wal haya moom émission thématique la. maanaam dañuy jël ay tomb ñu teg ko jàngat ko. yaakaar naa dana bokk ci suñu tomb bu njëkk tey bëgg nañu waxtaanee ci dund bu cher bi yaa Imam. dëgg la dalal ay économistes ay professeurs bon ñu jàngee côté tubaab bi jàngat ko baax na. mais pourquoi imam yi amuñu xalaat ci côté boobu war nañu mën a joxe ay solution moo tax boobu daan nekk suñ tomb incha allah buñ ci noppee bëgg nañ bu ci xajee ñu jàll suñu ñaareelu tomb gis nga coow li xewoon fële ci hôpitalu Dantec bi ñuy bëgg a tabaxaat ba mujj jaay fa lu mat ay 3 hectares kooku tamit bëgg nañ ci ay faram-fàcce ci kanam incha allah suñu poñ bu mujj nag bu ñu ci mënee génn réew mi tuuti jëm côté Mali gis nañu la fa xew yëngu-yëngu ya fa am léegi ni ñuy débranché woo parce que mën nga wax ne bu fekkoon ne Mali ak France dañu àndoon ko 100% mën nga ne 90% yi moom jeex na Mali mi ngi commencé di demal boppam ak yeneen coow yi xew ci suuf militaire u Côte d'Ivoire ya fa nekk. yii daal bëgg na nekk ci globalement lu ñu war a faram-fàcce mais njëlbeen gi yaa Imam dañuy ñëw ci dund bu cher bi. yaa Imam dañu gis ne dañu xëy rek lépp yokk. bu njëkk da nga daan yëg sax ñu ne nangam de yokku na ceeb yokku na mais soble du yokk suukar du yokk leen du yokk mais tey moom secteur boo jël ci li ñuy dundee ak li ñuy jëfandikoo moo xam wàllu bâtiment la wala lekk lépp a yokk en plus yokk bi dafa jéggi dayoo maanaam yokk bi du yokk par ñaar dërëm juróomi dërëm ay yokk 1000 francs ay yokk 1500 bu dee ci côté ciment ba ay yokk 2000 francs jëm kaw am na sax yu ci yokk yoo xam ne dañu tripler njëg ñetti yoon saa ko soble bu demee ba naan ay 40 000 50 000 ci loo xam ne daawul jar sax 15 000 francs ngeen baal ñu àq loolu. nekk na loo xam ne jàpp naa war nañ ko jéggi da ngeen ñu baal def mel ni ñu xaw a jaraxal jàngat bi tamit gis nañ ne lay bi dafa xaw a simple dañ ne rek crise Ukraine bi ak Russie moo ko waral c'est-à-dire mu jeex pour man bu fekkee loolu léegi après dañuy toog nii di xaar ba guerre bi jeex. pour yokk beeg wàññi bi jeex ou bien dañu war a proposer ay solution pour affaire bi jëf ndax sax dëggantaan est-ce que yokk bi loolu moo ko waral ndax yokk maanaam fekk na ko fi mu gën a aggraver affaire bi
wala moom moo sos yokk bi carrément yii daal imam bokk na ci yi nga xam ne incha allah. moom la ñuy ñëw pour bokk ko jàngat ñu taataan ko. bëgg nañ ci déglu say xalaat incha allah. tabarakallah al imam Babacar Sylla gis nga loolu nga wax cherté de la vie bi. ak pouvoir d'achat bi nga xam ni dafay néew doole. egg na foo xam ni ba tubaab yi nga xam ni mënoo leen ñàkk a naw ci gën a bàyyi xel seen askan. ak nekkinam. donte woon ñoom leneen lañ ko duggee. ak leneen lañ gëm ba gis ne dañoo war a rafetal loolu. jàngale yooyu mi ngi ci biir lislaam waaye ñun ñi féete ci wàllu lislaam suñuy njiit ak population yi daanaka dafa mel ne saa su ne loolu daf leen di bett. te lu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax. ba bu yàggul rek France dañu dem ba voter benn loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale wax ne am na fu muy toll. gouvernement bi day bloquer prix yi. nangam ak nangam def ay subventions jox xaw ma chômeurs yi nangam. pour que au moins ñëpp mën a assurer les nécessités de base. vraiment tant loolu am na ci droit islamique daruriyaat yi nga xam ne voilà. parce que xam nga ni nga ko xamee ci àtte islam ci àtte charia ci wàllu yi ñuy consommer. am na daruriyaat yi nga xam ne mooy les nécessités de base. am al tahsiniyaat. am al haajiyaat. les besoins. mais les nécessités de base les besoins ak les accessoires on peut dire. bu ci nekk moom ay atteem. moo lay wan ni kon ulema yi ci wàllu boobu dañ ko yàgg gëstu et que ni ko Sénégalais yi foogee islam julli woor. waaw ëpp na ko culte rek ëpp na ko. yooyu ay téere nga ciy fekk. ëpp na ko. te léegi nag sax. war nañ gën a sulli liggéey boobu. ak gëstu yooyu ak bindu ulema yi ci wàllu yooyu parce que jamono day dox mu am yuy gën a. effectivement feeñ suñu jamono yi fi mu nekk nii. daanaka dem di convaincre jullit yi ci ñu war a julleeg woor. su nekk ni jullit bu julliwul. wallaahi nga mësalayal ne xaw ma luy julli wala. loolu dëgg voilà day def dafa toppaanee ko ba ah oui mais pour nga leeralaat ko que ni julli farata la mel loolu moom am na ñu ko jàngal. maa la ko wax soit baayam wala ndeyam wala oustaz bi ci quartier. wallaahi par contre nag question yu mel nii nga xam ni. askan bi lu muy dundee. solution wu addina bi. solution adduna bi. ok loolu moom war nañ ci génnewaat. bindu ulema yi waaye nag bindu ulema yi tamit dañ koy beesalaat. parce que yooyu. dafa nekk loo xam ni jamono bu nekk la mu laaj ak contexte am. dëgg la ñu génnewaat ko. ulema yi liñ ci bind waaye tam imam génnewaat tamit xulafaa yi ñi nga xam ni ñoo doon jiite les gouvernants monde musulman yi ñu doon jëflante question yu mel noonu surtout ñu demoon ba boo jëlee ku mel ne Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne demoon na ba nit ñi dañuy wër ku ñu jox asaka wallaahi waaw wallaahi tellement nuñ doon gouverner même pas 3 ans voilà nga gérer nguur waaw fexe ba résoudre problème yi ba nit ñi amatuñu problème lu ñu lekk booy joxe asaka da ngay génn misra waaw dem seeti koo ko joxe. waaw te kenn ñemewul def corruption. waaw parce que mu teg ay mesures. surtout. nga gis ne. fii boo jëlee ci Afrique. Thomas Sankara. réussir na lu mel noonu presque en 2 ans 3 ans ci affaire sécurité alimentaire affaire ceeb bi. mu réussir ko. ok ñi commencé bay ceeb bi ba mu am solo coton bi et cetera mais gis nga après li ko ci fekk parce que. ñi mu doon. jàkkaar lool ñoom amuñu woon gisin bi mu am amuñu woon fit bi mu am ci ne africains yi ay nit lañ comme ñëpp bu ñu dawalee seen xel concentré ko ci liñ soxla ok te bañ ko concentré ci lu keneen soxla di atte seen réew atte bu màndu kon tam dañ ciy génn mën nañ sax génn fan yi rek maa ngi koy wax ak sama benn waay ma ne ko est-ce que xam nga Afrique suñu organisé woon am une bonne gouvernance nit ñey wut visa pour ñëw fi loolu leen yow dugal yow bul dugg loolu dëgg la waaw parce que li fi ne ci ay ressources Afrique manqué wul nekkul Europe wallahi Afrique pauvre déedéet dañuy wax Afrique appauvrie pour ça loolu am na nuance ci français appauvrie mooy loo xam ni dañ laa teg ay mbir ba mënoo sax dundal sa bopp ok mais pauvre mooy loo xam ni moom noonu la tëddee da nga ñàkk rek Afrique manqué wul dara Suisse amul dara est-ce que amul benn ressource Suisse ay banque rek la ñu am ak di tur bi di rëy yëpp kese mais alal ba fa nekkee fan la jóge ci tiers monde maanaam ñi naan da ngeen a fuqara ay pauvres d'accord seen alal moo fa nekk parce que tey jii benn européen mu dugal 1000 euros Suisse problème la fu mu war a jaar ba dugal ko fa yàlla bu mu nekk nag autorité pour nga am fa compte mais xaalis boo fa nekk xaalis bu jógee ci arabe yi ci africain yi ok ak yenn asiatique mais pas chinois yeeg yu mel noonu voilà yenn asiatique yi nga xam ne voilà seen dëkk tegugul ci yoon ñooñu ñoo leen di dundal d'accord ay banquier kese ay borom costume kese lañ te booy dégg Russie di fay seen bopp leen Suisse waaw te booy dégg tur wi jàpp ne moom réew la moo xam ne pétrole ak Abacha bi nekkoon Nigéria temps yi la ay banque américaine wax ne dinañ delloo Nigéria xaw ma ñaata milliers de dollars ñu defoon seen banque yi temps yi
te xoolal kooku moom faa toog 15 ans. bàyyi fa milliards. ay fa ay milliards France Belgique et cetera Mobutu lu mu bàyyi Belgique kenn mënu wax lu mu toll. allahu après ñu ne la Afrique dafa ñàkk. ñàkkul de. dañ ko ñàkkal président Macky Sall. patrimoine am maanaam li mu déclaré patrimoine. waaw ne moom la ëppee ne 4 fois patrimoine Macron. waaw man ak sama benn xarit tubaab ñoo ko calculé. allahu akbar. patrimoine Macron ñoo ko calculé en euro ñu calculé ko en CFA. ñu jël déclaration patrimoine bu Macky Sall bi mujjee def. ñu calculer ko bu Macky Sall ëpp na ko 5 fois. après nga ne tu es dans un pays pauvre. nga bëgg a ëppale 5 fois dem foofu di yalwaani. waaw te yow yaa ko ëpp alal gis nga loolu. te moom ci boppam. moom bi muy doog a jël pouvoir bi Macky Sall. foofu la njëkk a daw dem ci Sarkozy. ok ne soo ma joxul xaalis ma mën a fay Sarkozy. waaw te yow yaa ngi toog ci loo xam ne moom yoru. am na fi tey ñoo xam ne ci politique rek lañ amee liñ am loo xam ne tey mën nañ fay ay milliers de Sénégalais. ok milliardaires yi ngi fiy dégg ñi ci ëpp ay politiciens lañ. voilà. politique warul laa mën a may xaalis. non ci dëkku européen yi est-ce que di nga fa citer kenn ay Microsoft ak ñoo ñëpp koo xam ne politique la amee xaalis. ok kon gis nga ne imam mën nañu wax ne dundu bu cher bi nekk train de vie de l'état bi ci la bokk. ci la bokk. maanaam ñoom seen charge moo diis. voilà ci kaw askan wi ak taxi yi. loolu bokk na ci. voilà waaw voilà ak ñàkk lu ñuy wax anticipation. ñàkk gaaw a gis crise buy ñëw. waaw nga gaaw anticiper. ak ñàkk ubbi waxtaan boo xam ni ñëpp dañ ciy bokk. ba ñu toog di kenn. waaw. gouvernement ndeysaan nit ku ñuul day juum rek ci wàllu. gouvernement firiwul boot di nit ñi ne maa ngi. ok waaw. gouvernement bu rafet. bonne gouvernance mooy nga boole ci ñi nga ci war a boole ñëpp ci waxtaan. booy fixer prix yi. waaw wala prix yi bu demee ba yokk. ok ñu waxtaane ko voilà. sa waxtaane ñëpp. waaw nga am fermeté. wan leen ni askan bi laay jiital. seen intérêt. ku nekk ci yéen nag. mën nga joxe soxla tamit ñu bàyyi ci xel. et cetera mais doo nekk ci réew mi fii bëgg a jaayee nu mu la neexee. ok loolu amul fenn. donc loolu tamit daf ciy joué maanaam gouvernement bu amul poigne. ubbeeku tamit. ubbeeku. voilà gouvernement de participation. nga xam ne yaa yore pouvoir. mais déglu ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci askan bi. déglu ñiy jënd di jaay déglu les consommateurs population yi. jël ko filière par filière. affaire du affaire nekk naa ministre di taral yi mel ni fii. vraiment parce que ñoom dafa mel ni dañu war a dañ xaw a xeeb askan wi ci jël seeni xalaat ci wàllu yooyu. waaw souvent duñ la. bon dañuy tëj si géej parce que mbiru pétrole bi mu jógee lu ñu wax non 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 bu ci kenn wax. waaw parce que amu leen lu ngeen ci wax. parce que xamu leen mais am na lu ñu ci wax. même bu ñu wax parce que comme sunu alal la. waaw dañu war a laaj ay questions. waaw lan lañ ci am fan la nekk nan lay loolu moo xew léegi sax dañu reddition de compte. voilà loolu moo xew léegi mooy que ni gouvernement léegi bu ñu jàppee dëgg-dëgg démocrate. du rek gouvernement boo xam ne moo gagné élection léegi boo demee gëstu loolu lañ lay wax. dañu amee gouvernement buy rendre compte population ñeme ko laaj loolu tey jii mooy définition bu gën a am solo ci démocratie pas ay nombre. xam nga ñun ñu ngi ci ay nombre ba tey. si dépassé nañ boobu démocratie kooku mooy démocratie numérique leen démocratie qualitative bi. mooy gouvernement boo xam ne day jox nopp askanam. may ko ñu mu koy laajte duñ tiit. ba pare di ko tontu loo xam ni. ko doyul ñu ne ko lii li nga ñu tontu satisfaire ñu. man wax naa sax benn mbokk ma ne ko bu njëkk dama daan seetlu fekkewu ma jamono Senghor xaw ma ci lu bëri mais jamono Abdou Diouf gis naa ko peut-être jamono Abdoulaye Wade am na président bu daan dem bu ñëwee ba aéroport dina def déclaration wax fi mu jëm ak ñi muy seeti bu dellu si waatee balaa dem pare aéroport lay taxaw def benn point de presse tënk fi mu demoon lan la fuuti woon demoon naa Chine waxtaan naa ak ñoom projet tel ak tel laa indi mais man loolu imam gisatuma ko léegi da nga xëy ñu ne président dem na nga xëy ñu ne ñëw na amul benn contrat période Senghor am na lu ma ci jot a fekkee systématiquement loolu la doon def voilà gis nga pop systématiquement day jël temps bu ñëwee journaliste yi daf ko neexoon ba nga xam ne sax daf leen doon corriger wala sax ci wàllu français beeg yooyu te da koy poser question mu corriger ci français bi d'abord doo ko tontu mais da ko doon def systématiquement voilà mais mooy Abdou Diouf tam doon na ko def extra mais quand même mën nga wax ne ci Wade nga commencé ba ci président Macky Sall foog naa vraiment quelque part daanaka yaakaar naa ni mooy président bi gën a ñàkk a bàyyi xel. informer population bi. waaw lu bëri lu muy wax Europe la koy waxee. ok wala bu ñëwee fii ku wax lu ndaw mu ne la duma ci tontu. parce que amul lu ñuy wax ak yéen. waaw ba pare itam seetlu naa ni toogatul ci réew mi daal. non non waa tukki bi dafa bëri trop. man dama ragal Sénégalais yi seetlu wuñ lool. gis naa ni daal seetlu dafa bëri lu muy tukki. gis naa ni daal dina nekk un excellent. représentant de l'Union africaine. di dem di tukki ak ay médiation yooyu loolu war na ko doy mu jeexal ñaari at yi ko dese dañ koy indi benn problème mu dem di jëndi loolu parce que bëgg na yooyu ay tukki ay médiateur la damay jubóole loolu baax na yaakaar naa bëgg na fii tamit de mais bëgg na toog de daa mel ni doyalagul de waaw mais nag cherté bi ngay wax waaw ok parti opposition bi ko nar a gën a sonal loolu laa gis opposition politique loolu laa parce gis que pouvoir d'achat yow xam nga ci loolu histoire laa gis
fii ñuy wax tey Bastille. France bi ñuy décapité seen roi Louis XIV xaw ma. dafa taxaw ci balcon gis nit ñi di daw si di ñëw. naan du pain ñi yore ay jaas ñi mu ne ñi mu taxawal ñi lu ñuy wax ñu ne ko du pain la ñuy wut mu ne leen pain amul ci réew mi ñu ne ko pain bi jeex mu ne waxu leen ma ko. xoolal trop tard gars yi dañu dugg décapité ko. kon cherté de la vie ñëpp xam nañ. mooy premier opposant. waaw xoolal affaire marché yi bi mu xewee ba pare lan la ñu wax. c'est parce que population bi dañu sonn dañu xiif. le fait que xale yaa ngi ubbi Auchan di lekk parce que dañu xiif c'est-à-dire kon gis nga ne coono askan woowu ñàkk koo bàyyi xel moom daanaka mooy premier opposant. kon nag nekk ci politique bi. nan laay fexee ba amaat pouvoir nan laay fexee ba nangam. bu taxee nga fàtte askan bi. li ñuy dund. askan bi mooy nekk le parti d'opposition. dans son ensemble. jóg ci sa kaw te boobaa mën na metti lool gis nga tamit yi émergement yi fa amoon. effectivement kon nag ñun de ñu ngi leen di yedd ci wàll boobu. comme ñun ay autorités religieuses lañu aussi. ñun duñu ay nitu fitna. jaxase mais nasiha nag. l'islam daf ñu ko sant ba pare constitution bi nu mu ko mën a tuddee. expression citoyenne. loolu rek la. kon tamit ñun li ñu leen wax mooy. dañ gën a bàyyi xel askan bi. jël mesure yëpp woote waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal bañ a botti kenn ba pare aussi am fermeté. yow xam nga al xisba. islam amoon na institution. contrôle yi ñuy wax contrôle économique yëpp. surtout loolu. yenn nit moo commencé moom ci boppam. di wër ci marché yi. xool tàndar mu ne waa ji lu tax tàndar bi nga koy jaay même prix que beneen bu xaw a nëbbi ci suuf. na leer def ko nii def ko nii. foofu du contrôle économique. parce que moom moo doon autorité publique boo ko sañoon def keneen ku ko defoon commerçant boobu ne la yow. lu tax nga may def yeneen daf ko def en tant que autorité publique. à Médine kon nag léegi. mais tey mën nga dugg ci boutique bi jënd fa diw ñu ne la demal boutique bi moo gën a yomb. waaw ñaari boutique yi suñu. même quartier ñaari boo déggee fii voilà. gis nga ñaari loolu mooy lan. kon loolu moo lay wane contrôle bi des na. des na trop. des na trop. nga ciment beeg yëpp nii. ñooñu daanaka ñu bëri ci ñoom. Imam Sall. Sylla dañuy joxe xaalis. dañuy joxe xaalis ñu bëri si ñoom. dañuy jox ay ndàmpaay rek autorités yi ñu bëri si ñoom. donc moo tax bu ñu bëggee def leen da ngay gis autorités sax dañuy wane ni daanaka mënuluñ leen dara quoi. kon nag attention nañ def attention ci lii nit bu xiifee wala mu mar. mën na jur fitna wala mu jaax rek. dootul ànd ak sagoom. dëgg la kon nag nañ ci def attention ba bëgguñu Sénégal tollu foofu. kon nañ ko teel a waxtaanee. teel ci wut ay mesures. wàññi train de vie bu ëpp bi. wàññi yenn privilèges yi. dégg nga lépp ci wàll boobu. ndax réew mi mën a am jàmm ci wàll boobu. jërëjëf yaa Imam tomb boobu daanaka jeex na ak wàññi yenn institution yi ak ministre conseil yu bari yi. waaw kay te yooyu yëpp ay charge la. parce que institution boo ci samp taxawal ko ñu jël fa nangami membre bi ci nekk presque salaire 1 million et quelque. kooku bu répété woo ay weer ci at mi. charge bu rëy la. ak yeneen yooyu tamit ak seen tukki yu bari yi. parce que am na ñoo xam ne yenn séminaire yi ñuy def nii. lan fay yàq ci xaalis kenn du la ko wax. ak yenn mission yi nga xam ne amul benn njëriñ. waaw mission boo xam ne da nga koy yóbbul sa bopp. journée bu nekk ñu fay la ko 100 000 francs. ak tamit. daanaka boo ñëwee doo soxla sa salaire. waaw ak tamit production locale bi. maanaam léegi di xaar rek xoolal léegi li ñuy yokk lépp Ukraine. waaw. parce que kon bitim réew moo ñuy dundal. waaw loolu lañ fekk. loolu depuis seconde bi. ñee ñoo am problème ñu am problème rek. waaw ñee ñoo ñuy dundal. voilà alors que dara manqué wul suñu réew mi fii ci li ñu war a dundal nii. manqué wuñ suuf manqué wuñ ndox manqué wuñu jant. kon nag gën a góorgóorlu ci production sécurité alimentaire loolu dañ koy wax tout le temps consommer local tout le temps mais ñi ko war a jiite seen bopp ay croissant la ñuy ndékkee voilà et cetera voilà donc voilà donc nañu gën a booster la production locale te pour booster production locale mooy li ma la wax encore il faut que d'abord nga nawloo producteurs yi askan bi les producteurs pêcheurs yi paysans yi dem ci ñoom def lël ak ñoom ne leen lan mooy seen problème pour ngeen yokk seen production lan mooy seen problème pour qualité am lan mooy seen problème pour que nangam ak nangam yooyu yëpp su amul ñu toog fii rek di xaar importer boobu tamit ay quelques commerçants yoo xam ne dañu am ay entrée ci ñoom ñoo ci gën a bénéficier seen yoon nekkul ci nit ñi dee xiif ñoom seen profit lañ ciy xool yooyu européens yi duñ ko nangu moo tax ñoom foofu dafa am ay agence de régulation ay kii yoo xam ne koo mën a doon da ngay respecter normes yi lii nga war a importer prix bi lii la dañ koy homologué amoo droit ki yokk prix donc c'est bon loolu yëpp war nañ ci bàyyi solo trop jërëjëf Imam kon tomb boobu daanaka mën nañ ko tëj ñu ñëw suñu ñaareelu tomb yaa Imam mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram te ku ne dund ne wér-gu-yaram
moo tax affaire santé mënuñu ko ñàkk waxtaanee rawatina li xew hôpital Dantec. hôpital Dantec yaa imaam dañu xëy rek ñu ne dañ koy tëj ñuy coow naan lu tax ñu koy tëj pareegul ñu ne dañuy jaay suuf sa. muy ñaari problème yu bokkul de. mooy benn ñu fermer hôpital bi. ñaar ñu jaay suufu hôpital bi. ñett ñu jaay ko ay étranger la ñu fay def est-ce que day dellu si waat ci ñun askan wi wala day dellu ci ñoom ñuy gën a enrichir di buub di yóbbu ci seen réew. malade yu bare tumuranke ndax am na ñu mën seen bopp xëy na ñu ngi ci yeneen i clinique dem nañ seen yoon yàgg na duñ xaar état di leen dugal ay yenn hôpital yoo xam ne duñ fa mën seen bopp dañuy dem fay mais am na ñu ko mënul. dañuy wàññeeku dem tëddi seen kër. mais yaa imaam est-ce que Sénégal yegg na fu ñuy tëjee hôpital Dantec ba pare wàññi suufam jaay ko surtout nga jaay ko ay étranger fi àddina bi toll. ala kulli xaal. gis nga de façon sax plus générale. fu nekk nii secteur santé bi moom gis nga problème bi mu am. waay crise bu méttee nga fa. loolu tam laaj na lël. les assises de la santé moom gaa loo jël fii tey laaj na les assises nationales. parce que secteur yëpp a feebar. maa la ko wax. mais rawatina nag santé. gis nga daw toog léegi semaine. te problème amul gis nga daw si faatu fan yii. voilà ci hôpital procureur bi mere na trop médecin yi parce que nee na leen da ngay def négligence. ñoom tamit ñu ngi def. Vincence di grève voilà booloo nañu ak problème mu établissement santé yi xoolal ñu ngi tabax ay établissement yu bees yu jar ay milliards et cetera alors que am na déjà lu fi nekk loo xam ne bu ñu ko maintenir woon correctement entretenir ko dooleel ko déjà mën na gën a économique. ba pare ñu am ci liñ soxla. mais toujours da ngay am impression que dañu bëgg am ñu noosal. donc chaque fois nga créé benn projet jox leen ko mu nekk ay milliards. ba ci Dantec bi temps yi la rek président Macky Sall inauguré na fi. hôpital bu bees. xaw ma ban niveau. buy war a nekk polyclinique. waaw. kon loolu pareegul. nga tëj Dantec jaay benn partie nangam ak nangam da nga sentir daal benn genre désordre. ak loolu tam sentir naa ko ci gouvernement wu président Macky Sall mooy li ñu doon wax sànq rek. ñàkk a considérer réaction population yi. jàpp ne xamuñ dara nañ toog rek. lu leen fa fekk leen fa. alors que tey jii am na ay organisation de la société civile am na ay médecins yoo xam ni d'accorduñ ci loolu. am na organisation société civile yoo xam ni d'accorduñ ci. et cetera loolu tam maa ngi koy encouragé bu baax secteur bu nekk. na am ay organisation société civile. parce que ñii di politique. voilà bu leen wóolu. 100% parce que dañuy toll foo xam ni seen affaire politique la ñuy jiital. kese la ñuy jiital voilà kon. vraiment affaire u Dantec bi nii. c'est sûr que waroon nañ ko réformer parce que demoon na ba nga xam ne booy demee Dantec sax. nga xam ni doy na waar. waaw dëgg nag. defar ko ba mu baax. léegi nag. mën nañ comprendre que loolu day laaj alal pour nga defar ko. kon nag léegi nga ne comme dafay laaj alal nañ ko jëlee ci patrimoine nu hôpital bi moo gën ñu koy wutee ji feneen. loolu baax na parce que sinon tam il faut nga am foo ko wutee. te kenn du ko jëlee ji ci budget bi. mais kon nañu jaay loo xam ni hôpital bee ko moom. mais même loolu tam boo koy def jiitalal toujours intérêt réew mi ak tam lu ñuy wax dooleel ay groupe ci réew mi yoo xam ni bu ñu amee alal ci réew mi lay dellu plus que ci loxo ñeneen bu ñu ko nee nii at yii di ñëw nii di nga dem ba mu yàgg nii yow mi nekk sénégalais jàmbur ngay nekk ci sa réew. parce que secteur clé yi li fay nekk yëpp gis nga temps yi affaire expresso bi. waaw gis nga ko da ngay gis. te yooyu bi koy indi bokk na ci. ak mooy ñi nekk ministre ki nekk ministre quelques années lay nekk ministre. dem la mu fay wut rek mooy la muy toppatoo moom ak même sax su paree peut-être ñu jël ko foofu gis nañ fi benn ministre sénégalais wala xaw ma en tout cas ministre wala lu ko jege boo xam ni moom moo doon toppatoo affaire énergie solaire bi. pareegul sax ñu jël ko ci entreprise américaine bi nga xam ni moom la waroon discuter. ah bon. waaw yu mel noonu gis nga kon bu ñu nekkee foofu loolu la ñuy gën a yitte que askan bi tey suñu jaayee lii. d'ici 10 ans 15 ans lan moo ci njëriñu askan bi non mais d'ici 15 ans parce que moom fekk na moom nekkatu fi. dëgg la le déluge après moom diggante boobu jël na ay milliards am. ak ay waa këram dem yoonam. donc loolu ba tey européens yi dañu ci raw bu baax a baax parce que mënuloo am liberté di def loolu lu jaar na foo xam ni. vraiment waaw day. président Macron fan yii rek ñu ngi koy rappelé bu mu nekkee ministre de l'économie benn société américaine bu mu joxoon ay cër. ci affaire xamatuma sax lan la affaire santé xaw ma affaire téléphone. mais fi mu nekk nii affaire yi ko sap lu ne expliqué na ko. waaw mais pour dire rek xoolal du ñu bàyyi loolu donc ñun nag suñu réew yi fii
société civile bi dafa des am doole. waaw dafa parce que société civile bi tam daf ci bëri ay truands. loolu daf ci bëri ñoo xam ne tam dañuy wut visibilité. waaw bu jege nguur yi wan leen ni mën naa calmer gars yi su ngeen ma defalee lii wala ngeen jël ma. loolu tam il faut ñu xamee ñooñu man dund naa ko. ci affaire environnement littoral bi. dem naa fa ci benn association 3 mois laa fa def démissionné parce que waa yooyu dama gis ne mi ngi ñuy jëfandikoo. bon dem naa gis président léegi bàyyi leen ba ma ñëw et cetera oui. dégg ma ne lii mooy lan ñu ne ma non xëy na da nga miinul fonctionnement association dégg ay xale yu ne waa ñoo xam man leen waa xaaral ma mais pour te dire que taxawale ki daan defar consommateur yi am na benn président nan Ascosen ki ko jiite woon kii nu mu tudd Momar Ndaw moo ko jiite ba def wala bàyyi na mais ministre conseil la waaw c'est-à-dire man mënuma comprendre yow nga bëgg a nekkal askan wi nekk ministre conseil c'est-à-dire am na ay temps mu nekk chargé de comme président parce que ci question Sénégal bi xam moom moo gën di expliquer pourquoi ñu yokk prix. mais alors que moom moo war a défendre yow yaa ñu war a défendre mais loolu dafa ko Sénégal rek nga gis loolu. Sénégal rek la mën a am amul ci benn mais dafa war a démissionner. ne benn nekkatul ci association bi. mu dem nekk ministre conseil ñu xam ko wala mu jiite communication. mais day ñëw di ñu expliquer lu tax ñu yokk ba non yow yaa ñu war a défendre. voilà. yow boo ñëwatee di ñu expliquer yokk gi. loolu war na ko gêner moom. voilà loolu war na ko gêner moralement. yow ngay défendre ay consommateurs. ba pare di def communication gouvernement bi. comme si gouvernement bi amuñu chargé de com. amuñu porte-parole et cetera. comme sa mbokki association des imams et oulémas ci affaire criminalisation. wala léegi da ngeen bëgg a nekk chargé de com président Macky Sall. vraiment yow nga waroon féete ci imam yi nekk. association islamique moom na ñi mu bëgg ñu waxal ko na leen yónni ñu dem Touba Tivaouane ñu waxal ko. merci beaucoup mais yéen des leen ci seen rôle. kese que vous êtes une autorité musulmane da ngeen di xool réew mi fi mu toll. donc Sénégal yooyu daf fi bëri tappale intérêt personnel. syndicaliste ñaata syndicaliste ñoo fi jaay syndicat yi fii. def leen neex réew mi ba léegi doo woote pour nit ñi ñëw. day jafe parce que dañ leen yàgg a wor. loolu ni ngi dee Sénégal yi du ñu mobiliser wu dafa am fu mu jógee de. loolu dëgg la doon nañ mobiliser wu ay temps de. dañ leen wor waraat leen dañ leen wor waraat leen. moo tax léegi pour nga woo leen dañ naan kii. sa waay xam nañ fi mu nar a mu njëkk ñun. kon nag ku ndëbin rey sa maam daal. boo gisee lu ñuul daw. mi ngi noonu kon su ko defee. mais tamit ñu jaajëfal ci ku mel ni maître Massokhna Kane. moom dafa constant ci position boobu. waaw moom depuis ma ko dégg défendre consommateur yi. changé gul position. jàmbaar la waaw ñu ngi ko ci gis ñu ngi ci def ay sorties loolu am na solo. parce que askan wi tamit dañu soxla ku leen di waxal yenn yi. bu fajul soxla it mu xaw a sedd seen xol. tuuti sax ñu xam ne ñu ngi leen di jooyal li nu bëgg. mais am na solo daal ku ci jàmbaar la mais jëflante na ak moom liggéey ak moom et cetera. ku ci jàmbaar la. te yu mel ni daal souvent transparence bi day manqué. ak tam jiital intérêt wu. Sénégal ci ay ati at. tamit fexe ba lépp loo xam ni waa Sénégal. mën nañ ko. ñu jiital leen ci. plutôt que ñeneen wala yeneen intérêt te tam ki nekk président wala ministre nga yore secteur u santé tey en tant que ministre mais depuis le président di nga gis par exemple ku yore benn secteur moom nekk vrai patriote xam ne buñ ko defee ni du baax ci réew mi mais xoolal fan la ko ordre bi jóge ci kaw ñoo na ko bàyyi noonu yamal fii rek defee ko nii Thierno Alassane Sall gis nga ñu woo ko xaaju guddi kaay signé mun leen mais non mënu ma signé ci condition ñu ko xoolal premier ministre ne ko xoolal da nga war a nekk comme bouton bul fi ni problème loolu mooy démocratie kon problème mu santé boobu tam dafay laaj transparence dugal ci syndicats yi déglu population yi ba def le meilleur modèle man dégg naa ay association yu wax ne suñu defoon nangam ak nangam mooy gën te li ñuy wax da ngay xam ne tegu na ci xel kon nag léegi yooyu yëpp jar na mooy erreur bi ñuy def rek gouverner dëgg firiwul boddi nit ñi ak maay def lu man neex parce que maay président man lañ élire mais boole nit ñi ci waxtaan bi ba li ngay décider mu dal xel en tout cas majorité ñi ngi ko seqal jëf yaa imam ku wax jaay suuf da nga ne commission da nga ne signé prime de signature parce que ñoom it souvent jaay suuf bi bëri na ñoo xam ne ci la ñu nekkee milliardaire imaginez bon 3 hectares yu ne mën na jar ba 30 milliards waaw foofu ku fa am commission 10% wala lii kooku déjà yow milliardaire nga waay voilà xam nga loolu nag kooku moom munoo wax ci àddina lu tax mu dellu ginnaaw ci njaay moom ñi nga xam ne dañu am prime de signature ñoom it nga xam ne heure boo signé bu marché bi nekkee 1 milliard am na luy ruus sa côté parce que yaa signé loolu mais xam nga yooyu dafay tax nit ki souvent buy def yenn yi du xalaat askan wi lim ciy jot rek lay xalaat kese moo xam ministre nga wala député nga wala président bon kese lay xalaat te yooyu gouvernement bi du ko mës a seet association yi ñooy wax léegi dañu bëgg xoolal code des marchés bi yëpp ñu xoolaat yooyu nan la ñuy noosalee ay benn ci ay milliards loolu moo tax
pour man nag vraie association organisation civile yi foofu laa leen di xaar plutôt que rek di wut visibilité pour jege gu. dëgg la wut visibilité ñu wala ministre bi wala président saa yi doo bëgg extra looy coow nii mais liñ war a pousser gouvernement bi ne ko na transparent woo ñu waxtaan. comme day gis nga même ci pétrole bi xaw nañ imposer gouvernement bi ba ñu obligé créer benn. jataay benn organisation. boo xam ne am nañu fa représenté kii et cetera. mais au moins. wan leen nit gouverner ça veut pas dire que ngeen toog seen bureau. yéen kese di décider. ci lii tamit lu mel noonu lañ ko war a doxale suñu bëggee vraiment lépp tegu ci lu leer daal. macha allah jërëjëf yaa imam mel ni na ñaareelu buntu boobu tamit mën nañ ko tëj foofu sunu ñetteelu tomb waxoon nañ ko ma fàttali rek yéen a ngi doon seetaan seen émission al islam wal haya fii ci seen chaîne bii di Al Misbah TV ak Tidiane TV bu imam Kanté yaa imam dañu xëy rek dégg ay coow Mali coup d'état am na fa jaajëfal ku mel ni imam Douké parce que ba askan wa sonnee moo dem taxaw imam Douké taxaw jiite manifestation yi contrecarré IBK ci injustice bi mu defoon ci dëkk baak yu bëri yu mu sonaloon askan wi ba buux ko ba mu génn malheureusement militaires yi ñëw jël pouvoir bi mais moom itam wanoon na leen ne leen ñëwul pour jiite ko soxlawu ko askan wi la ñëwoon di sauver ñu pare mu delluwaat ci jàkkaam dem jàpp njàmburam toog di xoolaat fu mbir mi di jaar militaires yi tamit ku mel ni Assimi Goïta bi mu ko jëlee léegi am naa yaakaar imam di ko amagul lu muy réccu mel ni ne mi ngi tegagum ci tracé boo xam ne waa Mali ñi ngi tàmbali gis seen bopp mais gis nañ ne France gisul boppam ci Mali mu commencé am ay coow Mali sax imam tëjoon nañ ko fi ay weer yu bare yoo xam ne CEDEAO tëjoon na ko Sénégal gi bokk na ci réew yi ñu tëjoon seeni frontière ñu sonni ci trop man ma amoon ñu ma jege ñoo xam ne ay camion lañ yoroon daan fa jóge toog nañu lu mat 5 mois 6 mois liggéeyuñu te ay borom kër lañu dañu xëy rek di tëdd di nelaw xam nga yooyu tamit imam jar na jàngat. waaw yëfu cuune rek. yëfu cuune rek bàyyi loxo cuune incompétence ak ñàkk a wormaal sa askan. yooyu yëpp soo ko boolee day metti. lu tax ma ne yëfu cuune déjà mooy que dañu war a njëkk a bàyyi leen lu ñuy wax les punitions collectives. c'est pas parce que problème am na Mali CEDEAO loolu ñëpp mën nañ ci d'accord. mooy que dañuy tere nga jaaree nguur coup d'état. ak nangam ci élection la war a jaar extra ku ko jalgati dañ la war a sanctionner loolu kenn weddiwu ko. parce que yooyu su amul. désordre day am voilà instabilité politique perpétuelle mooy am. mais par contre punir benn pays. parce que am na ñetti nit foofu yu def coup d'état est-ce que loolu ànd na xel oustaz. loolu justice la loolu crime contre le peuple la. comme li ñuy wax crime contre l'humanité. wallaahi parce que ba ñu tëjee frontière sénégalais loru ci Mali ay millions. loru ci ay borom camion yi lu ci seen yoon ci Assimi Goïta dem jël pouvoir bi Mali. vraiment ba nga def sa camion dootul dugg du génn. parce que nee nañ CEDEAO kii xam nga loolu fi ñu ko jëlee. dañuy répéter ay sanctions yu tubaab yi di def contre ñi ñu ëpp doole ñoom. ni gis nga ni ñu daanelee woon Saddam defar ko embargo. et cetera. yooyu tubaab yi dañ ko teg comme ay outils pour ñoom contrôler monde bi. mais teguñ ko pour justice. d'accord comme suñu gars yi nag. waaw ay altoppe lañ. noggatu quoi. voilà pour noggatu la affaire voilà mais kii taw Saddam embargo bi. ñaata nit ñoo dee foofu. ñu dem ba meewu bébé sax dootul dugg. est-ce que loolu Saddam la daal Saddam day napp meew. non wax nga dëgg de. mais de bébé yi seen yoon. mais crime contre le peuple la su àddina bi doon dox ci yoon. kon tey ji Bush nii. du yaataa yembe foofu parce que li dee ci jamonoom ci yore bi xam nga moom dafa arrogant. si waaw embargo. te nan ngay defee punition collective mais tey ji militaires yi jël nañ pouvoir bi. ci dëkk bi jóguñu xeex leen. ça veut dire que dëkk bi gis nañu fi nekk ni militaires yi. d'accord nañu. fitna amu fa kon CEDEAO loi yi mu war a def rek mooy que ni en tout cas nañ dem waxtaan. ba li ñuy bañ mooy fitna am fa ak tour de Mali loolu rek moo war a nekk seen problème. mais problème bu léegi nañ tëj frontières yi. bu kenn jëflante ak peuple malien bi mais loolu yu yëf yu ñàkk fayda la donc al topp ay loi yoo xam ne tubaab bi ñoo ko defoon ci moyen âge wala bi ñu amee doole def ko yow ngay jëlaat loi yi na nga def loi yu ànd ak sa réalité historique ak suñu réalité dëkkandoor nu mu demee France warul toog fële yow nga bokk ak Mali frontière mu lay wax li nga war a def sa ak benn famille sax yaay maam benn famille Mali ak Sénégal mais benn famille xam naa ci dara ñun ñi sama maam kaay la jógee oui dox ñëw ba Kolda toog fi tuuti après ñëw Diourbel sama papa Diourbel la juddoo 1927 gis nga bi sëñ Touba di dellu ci boromam ci sama papa juddoo sama maam da doon dem di fekke ay waxtaan sëriñ Touba Diourbel te kaay la jógee est-ce que di sama maam bu jigéen da yàq yóbbu fa Diourbel sama papa 1927 la judd carrière am yëpp mi ngi ko def régie des chemins de fer est-ce que waaw
benn histoire bi la. benn histoire bi la Sénégal Faidherbe moo ko créé. ah oui. waaw parce que Cheikh Oumar capital am presque Mali la dem. sous région bi. benn la woon. ah oui. kon léegi nag pourquoi ñuy bàyyi. tubaab bi def benn organiser monde bi ba tey jii conseil de supérieur de sécurité. décision yi gën a am solo tey ci monde bi ñoom ñoo koy jël te 5 lañu. 5 pays. 5 pays lañu te mooy 5 yi gagné woon deuxième guerre mondiale. d'accord mais loolu complot la. voilà. ñoom dañ séddoo àddina bi. dañ ko séddoo oui. les 5 puissances. xoolal Israël. gis nga Israël ngi def lu ko neex Palestine. lu ko neex ñaata résolution. te tey jii résolution yooyu Israël bañ a respecté yow beneen pays bu ko respecté wu ñu embargo lu bombardé la. dëgg la. xoolal ni ñu def Libye. di mabbu ay jàkk. di faj ay hôpital di rey ay xale yi. waaw di toroxal ay jigéen. waaw kon ay sanctions collectives pourquoi ñu koy nangoo def fii parce que am na ñaari nit yu def coup d'état Guinée wala ñaari nit te dem boo seetee sax ni ñu traité Guinée bokkul ak Burkina. ak Mali te pourtant ay coup d'état rek la. seetlu nga surtout Burkina man xaw ma lu tax. xaw ma nag seetlu nga Burkina benn lieutenant jeune la. mais xoolal kenn du ko tudd. xaw ma nag seetlu nga pourtant coup d'état la def de. ba léegi expliqué wul mais est-ce que dégg nga ko moom mu wax lan la reproché ki mu fa jëlee. ki mu fa jëlee waa ju modeste la. waaw xam naa nag xamul woon affaire sécurité. voilà gars yi jaar si suuf. mais jeune bi France la jógee master la def xaw ma lan kii nii. France. d'accord ah bon ñoom la de. gisoo xoolal ni mu indee Blaise fan yi. d'accord xoolal ni mu indee Blaise fan yi. wax nga dëgg Blaise ñëw na. Blaise dañ ko condamné. justice su Burkina da ko condamné à perpétuité. à vie xaw ma à perpétuité. moom président bi indi ko mu toog ay jours foofu sol costume di dugg ci hôtel yi di waxtaan di jox ay interview pendant des jours. ci koo xam ne justice c'est-à-dire que dañ ko waroon jàpp aéroport. dëgg la. léegi président actuel bi fexe na ba mu ñëw toog fa ay jours te kenn jàpp ko. te dafa coup d'état moom. dégg nga gars yi yuuxu waaye lii mooy. non waaw ak coow li xew Mali yëpp. mu mel ni Mali rek moo def affaire. parce que Mali moo gën a fipp ci France. waaw loolu la. parce que Mali même Guinée gi fa nekk nii tamit ñëpp xam nañu légion française la nekkoon. waaw dëgg la. jaba ji tam tubaab la Dumbuya xaw ma. waaw jaba ji tam tubaab la. waaw gis nga loolu moo ci sori trop mais. moo tax ñoom ñoo ëpp jàmm ñoo ëpp jàmm. Goïta moom mi ngi. Goïta dafa def une partie de sa formation en Russie. d'accord. waaw Imam yow yaa ngi doon wax ñu toog France. waaw waxtaan bi di waxtaan gis nga waaw. dafa def moo tax faalew leen. léegi nag moo tax fi mu du démb rek dégg nga ministre française bi affaire étrangère jigéen la. dem amul boo tàppee léegi seen web di nga ko gis amul lu mu yàqul. jeune nee na ay échec la ñu nekk di def jaxase rek la ñu nekk di def. lu ciy seen yoon ci réewu jàmm. buy jaxase réew mi ñu ngi ciy gis seen bopp. mu ngoog lu ci yoonam ci réewu jàmm. mais gis nga loolu la temps yi léegi nag mi ngi calmé wu tuuti. mais président Niger bi Bazoum temps yi mi ngi doon commencé def yoo xam ni. di yëngal nit ñi woowaat ko ne ko réglé na. sa yoon nekkul diggante Mali ak France mu commencé naan woy militaires yi li Niger ñaata coup d'état moo fa am. wax dëgg yàlla. léegi nag pour te dire que Imam. kon affaire Mali bi. fi mu nekk nii leen rek la mooy Mali dañoo nangootul France di leen wax fii ngeen war a jaar nii ngeen war a defee seen réew. te loolu Macron ci boppam man def naa ci post sama Facebook. Macron ci boppam wax na ko clairement bi muy njëkk a wax ne mi ngi xoolaat. ndax France day continuer Mali wala déet dafa ni man mënatuma ànd ak koo xam ni option stratégique yi muy am man duma ci laaj. aywa Samb. Macron carrément mu ne dëkk boo xam ne daf may nëbb carrément des autorités qui me cachent leur option militaire et sécuritaire qu'est-ce que je vais faire. waaw mais un état souverain kay. c'est normal mu def ay. yow kay da nga ñëw pour accompagner wala da nga ñëw pour jiite. voilà. donc voilà. aussi am nañ suñu nit yu dee foofu France et cetera ñaata africain ñoo dee pour France. am fa kay. y compris maliens yi. donc loolu la ñuy ragal dañuy ragal Mali fippu. dem yeneen pays yi. tamit topp ci. loolu moo tax fi mu nekk nii France ragal lool affaire Mali di leen dénigrer France 24 RFI man mënoo fexe ñu wax lu rafet ci Mali. temps yi les rapports MINUSMA yaa daaw xaw ma. li ñu waxoon ni violence bi baissé na population civile yi ñuy rey baissé na naam. ma dégg RFI ñu wax ko de ñu wax ne rapport bi loolu rapport MINUSMA rek sur le champ waa ji doolu ci mais il faut ngeen relativiser parce que loolu ci yenn régions yi la mu ne waaw ci sur le champ RFI parce que bëggul ñu am ndam waaw fan yii nag fépp nañ tuuti ñoom RFI yooyu naan ne Macron non ñu nekkuñu rajo ak télé boo xam ni dafa yore voix wu France parce que Macron dafa dajale ambassadeur yëpp ne leen léegi ak tamit France yi média na ngeen yore kaddu France pour France am influence ci monde bi
ñoom journaliste def communiqué temps yi ne non. ñoom ñooy porte parole Quai d'Orsay. ah oui vraiment gis nga kon seen communication. voilà kon nag affaire Mali bi daal ñun li ñuy ñaan yàlla mooy militaires yi yor réew mi waxtaan ak seen askan. dégg nga te tam affaire embargo yi xaw ma lan di tasaare réew yi. CEDEAO yi ñu arrêté ko. voilà nit ñi am jàmm ñu moom suñu bopp. militaire kii ivoirien yi ñu fay wax tamit jaaxalu la est-ce que waroon nañ toog ba naan dañ fa jàpp ay militaires yuy espionné benn nguur boo xam ne yéen a bokk seen Afrique bokk CEDEAO waroon a lëngandoo di yëkkatindoo di tegandoo. ñu gis ñu ne am na ay espion yu ñu fa jàpp ñu gis ñu ne ay militaire Côte d'Ivoire lañ ba dégg naa sax am na ay médiation yu ci doon am. voilà mais yow yàgg na Afrique de. yàgg na. mais loolu garaaw na yaay moom. mais xam nga colon yi bi ñu fi ñëwee fii. souvent dama leen koy wax ma ne français yi bi ñu soldat loolu ëpp ñu ay centaines ñi ki des ñëpp lan la ay nit yu ñuul ak tamit surtout renseignement ak jënd ñi ñu war a jënd dig ñi li ñu war a dig loolu lañ ñu noté de. dëgg Gandhi mi ko doon wax Inde Gandhi bi mu jógee Afrique di ñëw Inde dafa ne mais man xaw ma sax Inde ba pare bëgg a défendre Inde léegi xaaral ma def benn tournée au moins Inde mu commencé wër xam nga Inde continent mais dafa wër tuuti nii mu ne est-ce que mën naa eggali sax sama santé mayu ma ko tellement mu ne mais waaw léegi lu toll nii nan la ko Angleterre mën a noté Angleterre benn province la mën a nekk ci biir Inde ci la xalaat ne kon fi anglais yi noté Inde du question arme ak ay soldats ndax benn région Inde rek anglais yi mënuñ koo dox ba gagné fa guerre. mais ni ñu jëndee buur yi ñu fa fekk nga xam ne da doon not nit ñi ak dig leen dara noonu rek la ñu noté réew mi kon colonisation bi c'est beaucoup plus voilà stratégie la mais du oui Sénégal bu tuuti bii nii rek yaakaar nga ni kii français yi fu ne dañ faa dem kii am na foo xam sax dañ leen fa dóor yi métti Maba Diakhou dóor na leen Moussa Balo dóor na leen ak ñeneen ak ñeneen Omar Fouti Tall gis nga li mu leen def mais kon après dañu am fu ñu jaar l'école des chefs ne leen yéen seen doom suñu leen formé après ñooy fii ko nar a fikku ñu ne yow daf na leen chef de canton kilifa nga chef de canton lañ naxee ñu bëri ne voilà lañ naxee ñu bëri chef de canton moom waaw ci lañ reesalee gars yi amoon dangar yëpp kon nag affaire dara xew ci benn réew ñu fexe ba manipuler ñenn ci biir réew ma loolu yàgg na wala yeneen africain yàgg na léegi nag moo tax affaire militaire Côte d'Ivoire yooyu man maa ngi xaar vraiment di ko topp ba tey mais lu louche la loo xam ni war nañ ko seet mais aussi en même temps lu mu metti tamit rek bu mu yàq lu ëpp yàq diggante daal voilà bu mu yàq ñaar réew yi parce que ñaar réew yi fu nekk ni am na ñoo xam ne bëgg nañ leen boole waaw te soxlañte nañ sax nag waaw dañu soxlante kon nag nañ def attention pour que incident bi ñu régler ko kii te Côte d'Ivoire ak Mali ni ñu duggante moo ëpp Sénégal ak Mali ni ñu duggante si loolu dëgg la soxlante voilà kon nag nañu régler problème boobu foofu la intelligence politique amee xam nga un homme d'état foofu la différent ak un homme politique xoolal élection yi lay gérer pouvoir un homme d'état mooy tey jii man li ma xam ci histoire Afrique tey rôlu Afrique ak rôlu Mali ak Côte d'Ivoire nan la war a demee loolu ngay jiital mais pas autre chose. macha allah jërëjëf yaa imam ñu ngi lay jaajëfal bu baax mbokk yi mel ni ne li ñu amoon ci ay minutes mi ngi jeex bu ñu tënkee wax ji yëpp mooy bu ñu doon seet fa imam ubbee woon bi ñuy door te mooy joxe misaal ci Omar bun Abdul Aziz ku gouverner moins de 300 misra amul kun fay jox sarax mais biñ ko laajee secret lenn rek la mandute lu nekk ñu teg ko fañ ko war a teg jiital askanam ba ñuy jiital boppam train de vie bi mu amoon daf ko arrêté loo xam ne moom dund boppam la moo ko moom sañse yi mu daan def mu dindi yëreem yi teg sol benn tenue di ko sol woo ay waa këram ay jigéenam ay soxnaam ku ci nekk mu ne la dama bëgg ngeen xoolaat bu baax seen train de vie parce que dëkk bi dafa am ñu xiif ñu fi nekk te jaaduwul ñu dénk ñu teraanga ju toll nii ñu gis ñu ñun ñu aisé wu ñoom ñuy xiif di mar waratuñu wane yenn luxe yeeg yenn dundin yi c'est-à-dire kooku moo jiital askanam maanaam yaay moom foofu lañ doon xaar suñu autorités yi waaye foofu la ñuy xaar ci képp koo xam ne am nga implication ci jafe-jafe askan wi nga bàyyi ci xel xanaa ma bàyyi la rek ñu tàggoo yaay maam am mbégte lool nag pour seqoon ak yow jataay bi ndax ni nga ko waxee sànq yow suñu soppe nga suñu xarit nga suñu lépp nga
fekk nañ la say émission ba tey nga dalal ñu moo tax tey ñu bëgg lool pour ñëw fii te ñaanuñu yàlla mu nekk suñu émission bu mujj. bëgg nañ à chaque fois bu ñu gisee yenn actualités yi rek ñëw. jàngantandoo ko incha allah léegi-léeg tamit du ñàkk yenn tomb yoo xam ne gis nañoo ne war na mën a jëriñ. waaye daal ñi ngi bëgg bu baax ci sa esprit bu ubbeeku vraiment ak ni ñu yégee fi nga yóbbu njàngale l'islam nga xam ne dañ ko bëggoon a tëj ci jàkka ji rek. tëj ko ci daara ji mais yéen société bi ni muy doxee. seen yoon nekku ci. loolu gis nañ ne yow da nga cee génn complètement man looloo tax damay gën di sawar di toogee yow c'est parce que article yi ngay bind sax damay gis ne ñu bëri duñ ko lire ak livre yi ngay faral di bind gis naa livre bi ma fi joxoon boo xam ne da nga ko bind ci wàllu astronomie wàllu séentu weer te montant séentu weer jafe-jafe la ci réew mi mais livre boobu war nañ ci def émission sax de waaw parce que moom bind na livre ci wuute gi nii wuute ci jullindoo ak woorandoo kooku imam danañ fi ñëwaat ñu def ci émission pour téere boobu spécial waaw incha allah voilà gis nga téere baa ngi nii téere bi imam Kanté moo ko bilingue la sax bi nii voilà parce que bi ma ko bindee ci français après imam Hassan Seck moo def taarif moo ko def arabe gis nga bilingue la nii droit islamique moo wax lépp luñ ci mën a utiliser voilà yow loolu laaj na benn émission voilà incha allah kii dinañ ci ñëwaat ñu def ci émission bu soobee yàlla incha allah kon imam mën naa la bàyyi nga tàggoo ak mbokk imam Ababacar Sylla di la jaajëfal di la sargal di encourager équipe bu Al Misbah sëñ Momar Mbaye waaw nga xam ne woo Mansour Mbaye woo na ma ñuy waxtaan et cetera ma ne ko lu ngeen soxla ci man ñaanal leen wér ak tal rek ñuy collaborer parce que am na kenn ku nekk ci yéen kooku di imam Ababacar Sylla kooku lu mu soxla ci man moom incha allah taala dañ ci taxaw man tam di sawar lool di waxtaan ak yow man ak yow ñoo bokk profil wallaay kon nag yàlla taw fi lu ngeen soxla ci émission daal bu ma ko yëgee rek yàlla may mu wér ak tal naa ci apporter baax sama contribution macha allah jërëjëf imam Ahmadou Makhtar Kanté jërëjëf Chérif Cheikh Ahmed Tidiane mi ñu nekkaloon ci xarala gi mbokk yi ñuy jox leen dig daje ba semaine bi di ñëw salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam